waxtaane nañ ko waxtaane nañu li nga xamante ni moom mooy source aljana yi waxtaane nañu li nga xamante ni moom mooy garabi aljana yi ak seen importance waxtaane nañu tamit li nga xamante ni mooy fruit aljana yi ak seen taxawaay ci diine ci àdduna léegi fa tabarakallahu démb waxtaane nañ tamit les gens du paradis aljana nan la ko yàlla séddale ak tamit ñan ñoo fa gën waaw wax naa leen ne leen am na question boo xamante ni bokkul ci question yi mooy kan moo gën ci aljana mooy Seydina Muhammad waaye dañ ne jigéeni aljana yi kan moo ca gën ñu ne Khadija ak Asiya ak Mariam ak Fatima ñoo ci gën waaye jigéenu aljana yëpp dans leur unanimité ñoom ñëpp jigéeni aljana yi ka ca gën mooy Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu ne góori aljana yi mag ña ka ca gën mooy Seyduna Aboubacrin ak Seydina Omar ibn al-Khattab ñu ne ndawi aljana yi kan moo ci gën ñu ne Seydina Hassan ak Seydina al-Hussein ñoo ci gën su ko defee nag tey dañoo bëggoon a waxtaane incha allahu taala dañoo bëggoon a waxtaane tey proportion yi nekk ci biir aljanna xam nga aljanna ay nit ñoo fay nekk waaye nit ñi ay góor la ak ay jigéen waaw ñoom ñoo fay nekk léegi nag ñu bëggoon a waxtaane tey góor ñi ak jigéen ñi ñen ñooy ëpp ci biir aljanna tey loolu la ñuy waxtaanee waxtaan wu am solo la waxtaan wu ëpp xeeb la waxtaan wu doy waar la yàlla seede na loolu te doo leen ko dégloo di ngeen xam li ma leen bëgg a wax soo leen ma mayee nag mbokk yi ma nuyu ñëpp ziyaar ñëpp ndokkeel ñëpp ci semaine internationale bi ñu jagleel alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu ñu gis liggéey bu rëy bi nga xamante ni mbokk taalibe yi ak soppe yëpp ñoo ngi ko ciy def di ci publier ay njàngaleem ay waxam ay orientation ay digleem ay tereem ay photom yu rafet ay vidéom yu rafet ngir ñëpp mën a barkeelu tabarakallahu ci dund wali yàlla bu mag bi xutbu bi xawsu bi mujaddid bi waaris muhammadi bi ki nga xamante ne dafa bokkoon ci ñu doon yonent bi doonu Cheikh na Ahmad Tidiane di seen xalifa muy alhaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu su ko defee tabarakallahu ñoo ngi ci ndokkeel ñëpp waaye di ngeen ma may tey ma beral nuyoo comme niñ ko defee démb jëme ko ci soxna aji Mariam Guèye ca Londres jëme ko ci soxna Khady Diop soxna Ndey Ndiaye soxna Binta jëme ko ci soxna Fatma Ndiéguène jëme ko ci soxna Ndey Sène ci Thiès këri kaw jëme ko ci soxna Zeynabou Sène soxna Astou Sène ca Thiès démb tey di ngeen ma may ma beral nuyoo jëme ko ci ay jigéen ñu tedd encore ñu sell ak ay góor yu tedd yu sell ka ca njëkk di soxna Fari Gueye di doom ci soxna Maguette Ndiéguène di doom ci alhaaji Taala Gueye tabarakallahu nga xamante ni moom it sët la ci maam alaaji waaye ku ko gëm sopp ko jeex ci moom comme ni ma ko waxee ci sëram yi ak frère am yëpp yàlla na yàlla fay leen yiw di ngeen ma may tamit ma nuyu soxna Mbend Diop rabiatul adawiya moom it mu représenté jigéenu mbooloo mi yëpp di ngeen ma may tamit ma beral nuyoo ku ñuy wax sëñ Demba Jaxate di doom ci Abdoulaye Jaxate mook sëram soxna Jaxate ak frère am Khalifa Jaxate ak beneen frère am bu ñuy wax maam alhaaji Mouhamed Ndiéguène Jaxate tabarakallahu ñii soo gisee ma leen di booleeg kii soxna Fari Gueye sëtu maam alaaji la soxna Benda taalibe maam alaaji la ñoom sëñ Demba ñii seen famille bii dafa bokkoon ci famille yi njëkk soutenir maam alaaji Ahmad Baro soutenir maam alhaaji Mouhamed Ndiéguène jàppale ko seen maam ñoom ñii sëñ Demba Jaxate ñoom ñii seen maam teraanga bu nekk defal na ko maam alaaji waaw noo ngi nettali sax ci histoire ne bis njabootu maam alaaji gi dañoo dem ci ab tool borom tool ba defee ak ñoom noo xamante ni rafetul ci mango yu doon wut ci toolu jàmbur yëfi xale rek nee nañ sëñ Demba waxul dara seen maam dafa dem rek waaxu daal di wut ab toolam def ci ay mango di ko toppatoo ba mu baax mu ñëw jox ko alhaaji Mouhamed Ndiéguène ndekete lañ defoon doomi sëriñam ya sëti sëriñam ya moo ko neexul woon ànd boobu nag moom mooy wéy ba tey jii kon nag tabarakallahu ñoo ngi nuyu waa Njaxate yëpp tabarakallahu di leen ziyaara sëñ Demba soxna tabarakallahu Jaxate xalifa maam alaaji ñoom ñëpp
nga xamante ni ay sët lañ ci góor gi waaye sët lañ ci maam alaaji bu wér tabarakallah ñu ngi leen di ziar xalifa ca Mali maam alaaji ca Thiès soxna ca Canada waaye tamit tabarakallahu ki nga xamante ni mooy sëñ Demba ca Brésil ak feneen fudul foofu ndax moom it fu nekk la ko liggéeyam di yóbbu yàlla na yàlla barkeel seen yëngatu yëpp yàlla na yàlla jàppale leen dama bëggoon ngeen may ma nuyu leen ziar leen bu baax ndax tamit ñoom it ci liggéey bi lañ bokk te suñuy sang lañu suñuy kilifa lañu suñuy soppe lañu suñuy lépp lañu yàlla na yàlla barkeel leen yéen ñëpp yàlla na yàlla jox leen kenn ku nekk li ngay sàkku su ko defee tey dañoo bëggoon waxtaanee les proportions du paradis les proportions dans ma ngoog ci ñi dëkk ci biir aljanna góor ñi ak jigéen ñi waaw ñu ne góor ñi ak jigéen ñi ñan ñoo ëpp ci biir aljanna ak waaw su góor ñi ëppee wala jigéen ñi ëpp fii wala ñu ëpp ca safara wala ñu ëpp fee ca safara góor ñi wala jigéen ñi waa léegi loolu lan moo ko waral lan mooy illa ba lan moo ko waral ma ngoog dañ ne tout simplement su ko defee mbokk yi ngeen noté ànd ak ñun ñëpp ñu dem dañ ne ñi ëpp ca aljanna ñaari catégorie lañ 2 catégories ñooy ëpp ci biir aljanna déglu leen bu baax question bi nag question bu philosophique la bu nuancé la waaye su ma ko expliquer rek yéen ñëpp di ngeen comprendre rapidement waaw question bu compliqué ndax léeg-léeg borom xam-xam yi dañ ciy daanu fekk dafa am nuñ ko war a tontoo soo ko tonteewul noonu rek di nga réeral nit ñi te di ngeen comprendre li ma bëgg a wax moo tax dama koy firé nii ba pare ba mu leer nii après ma soog a indi nag problème bi nekk ci biir wala problématique bi nekk ci biir wala subtilité yi nekk ci biir léegi ñan ñoo ëpp ca aljanna ñaari catégorie lañ noté leen loolu mooy ñan ar rijalu wal fuqara mooy les hommes et les pauvres les indigents aljanna ña fa ëpp mooy ñi ñàkk ak góor ñi ak ñi ñàkk ñooy ëpp ca aljanna waaw góor ñi ñooy ëpp ca aljanna ñi ñàkk ñooy ëpp ca aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nee na waa aljanna ñi ñàkk dinañ dugg lu ëpp juróom-ñaar fukki at ca ati foofu ati yowmal qiyaama dinañ dugg aljanna ñeneen ñi soog a dugg te léegi di ngeen xam pourquoi rapidement ñu ne waaw léegi ñan ñoo ëpp safara kon ñoo ëpp safara ñu ne jigéen ñi an nisa wal aghniya donc jigéen ñi ak riches yi les nantis waaw noté leen loolu ñu ne ñan ñoo ëpp safara ñu ne jigéen ñi ak ñi am alal borom alal yi waaw alladi jamaa maalan wa addada yaxsibu anna maalahu axladahu kalla la yumbadanna fi lxutama wa ma adraka ma alxutama naaru llahi almuqada allati tattalicu ala al afida innaha alayhim musada fi amadin mumaddada ok donc loolu mooy les 2 premières informations yi ngeen war a jàpp mooy ñi ëpp aljanna mooy góor ñi ak way ñàkk yi les pauvres les hommes et les pauvres ñan ñooy ëpp sawara mooy jigéen ñi ak riches yi loolu soo leen ko noté rek daanaka la ca des yëpp daanaka day yomb expliquer ñu dem léegi 2e question bi ci topp mooy lan moo tax góor ñi ëpp aljanna ak lan moo tax jigéen ñi ëpp aljanna ñu répondre li tax góor ñi ëpp aljanna yonent bi moo ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam nee na li ajli sabrihim ndax nee na góor ñi dañoo mën a muñ liggéey bu metti góor la fitna góor la góor moo yor responsabilité dundal jabaram moo yor responsabilité woddu jabaram moo yor responsabilité dëkkal jabaram muy ñetti responsabilité yi la demeure l'habillement ak la nourriture l'alimentation yooyu góor moom moo ko yenu sa jabar du doon multimilliardaire tamit yow yaa ko war a jox loolu à moins que mu jéggal la ko waaw yaa ko war a defal say njaboot góor ñi ñoo yenu lépp jigéen ñi dañoo bari ay caprice dañoo bari ay façon waaw donc muñ googu góor ñi di muñal jigéen ñi yonent bi nee na mooy tax li ci ëpp ci góor ñi loolu mooy tax góor ñi ñooy ëpp aljanna waaw kay kon léegi il faut que ngeen may ma même bu dee 2 minutes la ma leeral lan mooy muñ waaw muñ dañoo wax ni dafa am ñetti daraja muñ ñett la muñ bu njëkk bi moom mooy
nga muñ ci joxe farata yàlla yi par exemple mooy nga muñ ay nelaw jóg dem julli ji fajar wala nga muñ bàyyi sieste bi dem julli ji tàkkusaan wala nga muñ match am wala làmb am nga wàcc ko fa dem julli ji loolu muñ la da ngay muñ pour joxe farata kooku mooy premier muñ bi jërëjëf waaw kay jërëjëf bind bu bari bi du ci dara nga bind keneen bind loolu yëpp c'est la répétition est pédagogique bu leen gis kenn bind rek ngeen war a bañ a neen déedéet bind leen ko te ngeen noté ko dina baax waaw kooku mooy bu njëkk bi premier martaba muñ mooy muñ ci joxe farata surtout ñun fii sedd bi fitna yi léeg-léeg heure bi ni muy gàttee ak fajar gi di yooyu dafay doy waar daal wala nga nekk ci condition yoo xamante ni léeg-léeg daanaka soo sàgganee sax dootoo julli muñ googu ngay muñ pour def farata yàlla yi kooku mooy premier daraja muñ deuxième daraja muñ mooy lan mooy muñ ci bàyyi bàkkaar bàyyi lu yàlla tere xam nga tey jii fii nga nekk fii sëñ bi am sa xaalis kenn contrôlé wu la nga mën a dem bërëb bu la neex naan fa sàngara fanaan fa ak jigéen def lu la neex wala nga jël sax sa avion dem ba Roumanie baa nga dem ba beneen réew def fa lu la neex kenn du ko yëg loolu muñ gi nga koy muñ tëm nga mën koo def gars yi gënuñ laa rafet dàquñu laa solu gënuñ laa xam lu xew gënuñ la nekk ay naanite mais yëpp nga ne déedéet man daal inni axafullah man daal damaa ragal yàlla man daal damay bàyyi xel ëllëg yowmal qiyaama damay bàyyi xel du may dajeeg sama borom waaw bu dul dara sax man du ma ko def par principe du ma def lu bon du ma moy du ma caaxaan waaw muñ gi ngay muñ sa morom yëpp dem soirée di dem ay caaxaan di dem ay doye di dem ay di wër di fat jigéen ñi di lambari fu nekk ñu dugg fa di tox di naan sàngara di dugg fu ñu warta dugg di jël seen alal di ko def ci ay gadget ay yu kenn xamul di muñ nga muñ ko nga muñ bàkkaar waaw kooku mooy deuxième degré muñ troisième degré muñ nag mooy nga muñ nattu yi la yàlla teg sa yaram wala mu xañ la ko te nga bëggoon ko wala mu jox la ko te fekk yow sàkkuwoo ko woon lépp loo xamante ni charge morale la wala muy feebar wala muy métit douleur wala muy njàqare wala muy tiis wala muy désolation wala muy perte wala muy loo mënti gis rek mu naqari ci sa biir xol rek nga muñ ko kooku mooy troisième degré muñ léegi nag déglu leen bu baax li may wax soo boolee muñ ci jëfe joxe cëru yàlla yi ndigalu yàlla yi ci jëfe ndigal yi nga muñ bàkkaar nga muñ nattu li yàlla teg léegi am nga ñetti maqaamay muñ yi léegi nag da ngay dugg ci aaya bii nekk ci sourate Zumar mooy aaya numéro 10 ci sourate Zumar yàlla moo wax sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul yaa ibadi alladina amanu taqaw rabbakum lilladina ahsanu fi hadihi dunya xasana wa ardullahi waasiatun te kat li ma bëgg yonent bi nga xamal ko gaa yi yëpp mooy innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi gayri xisaabin allahu akbar mbokk yi aay bi xoolaat leen ko sourate Zumar ku am sa kaamil ubbi ko nga xool sourate Zumar aay numéro 10 yàlla moo wax yonent bi ne ko qul yow waxal yow Muhammad te yàlla ku mu wax nga wax te yonent bi yàlla ko wax ne ko waxal ku mu wax nga wax ku mu wax loo nga wax laa bëgg a wax mu ne ko yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal yow yonent yàlla Muhammad yaa ibadi alladina amanu taqaw rabbakum yéen sama jaam yi nga xamante ni da ngeen am taqwa boole ci ngeen am imaan xam leen daal ne ñeel na képp koo xamante ni def nga lu baax ci kaw suuf di nga am lu baax loolu gars yi nañ ko bàyyi xel képp ku yéene lu baax di nga am lu baax yàlla suba gu jot ci yërmandeem da yebal malaayika yi ñu xool xolu jaam yi ku nekk li sa biir xol rek moom la yàlla di jox soo fanaanee ci sa biir xol yéene yu rafet yéene yu yiw yéene yu baax yéene dimbale yéene taxaw say njaboot yéene dimbali say wéjur yéene jaamu yàlla yéene sellal xam nga tey jii ki nga xamante ni moo ngi tëdd te fasul yéene jug fajar loolu c'est très grave malaayka yi suñ ñëwee duñ fa fekk yéene boobu soo fasee yéene sax nattu wala nga biddanti boobu mu ngoog ñu fay la yéene ba sax bàyyi jëf ya waaye jullit dafa fu mu toll dafa war di fanaanal di yendal di sol xolam ay yéene yu rafet ndax yéene bu rafet mooy maye lu baax lu rafet ci kaw suuf ku nekk li nga la yéene rek moom la yàlla di jox waaw kon tabarakallahu ku def lu baax daal di nga am lu baax
Maam Alaaji nag danaan wax ne def lu baax mu ne lu baax daal doo koy def soo gisagul résultat bi mu ne bul yàkkamti dafa dem jëli ji ay mbokkam rek su ñëwee rek nga doyal waaw tabarakallahu kon def lu baax loolu mooy mbiram képp ku def lu baax sa àdduna dina baax te ku sa àdduna baax sa àllaaxira dina baax waaw donc nañu góorgóorlu ci jëf yu rafet moo tax fan yëpp maa ngi leen ci soññ da leen defante yu baax da leen teralante da leen dimbalante da leen joxante ay cadeau da leen jàppalante jamono yee ci ginnaaw dégg ngeen yi mañ ci doon wax ci dimbalante ci mbokk yi ci famille yi ci ñi feebar yooyu yëpp maa ngi ko doon waxtaan yàlla moo ko wax lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasana képp ku def lu baax ci kaw suuf rek wala nga yéene lu baax ci kaw suuf rek yàlla dina la jox lu baax dina la defal lu baax yàlla nañ ci yàlla xiir te defal ñu ko bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yàlla doole ci ne wa ardullahi waasiatun suufu si yàlla si daal yaatu na moom la moo tax seen maam alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu daan wax ne suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu fa jóge suñuy xëccoo suuf fa nga toog bu fa jóge pourquoi parce que wa ardullahi waasiatun maa ngi dégg sëñ Omar Kane maa ngi dégg sëñ Latir Mbay maa ngi dégg sëñ Bàcc Seck dégg naa ko ci sëñ Daabaay Guèye ñoom ñëpp maa ngi leen dégg ñuy wax yu daw yaram ñu ne alxaaji Mouhamed Ndiéguène daal heure bu la yàlla dimbalee ba nga déglu ay waxtaanam wala boog nga déglu ay ñu wax la ay waxam bu mu wax rek soo ko gëstoo ci alxuraan fekk ko fa doo ko gëstoo ci sunna fekk ko fa jëfam bu mu jëf tamit doo ko gëstoo ci alxuraan fekk ko fa soo ko gëstoo ci sunna fekk ko fa waaw man maa ngi leen di xamal ni leen bokk na ci li ma gën a yéem ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu mooy amul lu mu ma mus a wax man amul lu mu mus a wax lu dul yàlla def na ci sama dund ma dajeek moom ci alxuraan wala ma dajeek moom ci sunna wala ma dajeek moom ci waxi borom xam-xam yi te bi ma koy wax lu ndaw laa samay fukki at ak juróom matul waaye lépp def na ci mbóotam ba mu toog ci sama bopp bi ak sama xol bi kole na ko ci waaw saxal na ko ci ba jamono bu nekk rek léeg-léeg du ma toogee rek dama naan Allah nii la ko waxee woon ndeysaan nii la ma ko waxee woon waaw yàlla seede na loolu bokk na ci li gën a tax ma fonk ko li gën a tax ma bëgg ko li gën a tax ma sopp ko li tax gën a tax ma gëm ko mooy amul lu mu ma mus a wax même dog ñaan tegtal bu mu ma mus a jox rek billaahi daje naa ak moom ci alxuraan ba ma daje ak moom ci sunna waaw lu mu mus a tere tamit rek gis naa ko ci alxuraan ba ma gis ko ci sunna moo tax dund sunna ni ko gaa yi bëgg a jàppee du loolu doo ay sikkim ak ay tuba yu gàtt ak ay wax ak ay façon yi ñuy def noonu ay téeméeri incha allah ci benn phrase juróom-ñaar fukki macha allah déedéet sunna comportement la du accoutrement comportement la waaw yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam donc muñ a ngoog mbokk yi muñ a ngoog muñ waaw muñ moo ngoog kon muñ soo boolee ñetti maqaama yii muy muñ ci joxe farata yàlla yi muñ ci muñ bàkkaar muñ ak nattu yi la yàlla teg yàlla nee na ginnaaw wa ardullahi waasiatun yàlla suuf si yàlla si yaatu na ba kenn ku ci nekk foo nekk war nga faa mën a jaamu yàlla waaw suuf si yàlla si yaatu na ma ne yàlla laaj nañ ko ci alxuraan sax xanaa suufu si yàlla si yaatuwul ba ngeen mën a émigré dem feneen ñut yàlla yi noonu la wëlu yàlla yi ngeen di dégg ña ca am ubbeeku fa ñu dëkk bariwul xanaa ku mel ni alaaji Mouhamed Ndiéguène mii waaw waaye te doo xoolee seen baay ya même bu dee am na ku ko am tamit ku mel ni alaaji Mouhamed Ndiéguène seen baay ya dëkkuñu fan dëkk maam alaaji Malick dëkkul Tiwaawan maam sëñ Touba dëkkul Touba ku la neex limal ñëpp alaaji Mamadou Seydou dëkkul Madina Gunaas ku la neex maam Amari Ndak Seck ku la neex tuddal ñëpp alxaaji Abbas Sall wala yàlla yi ngay dégg yëpp kenn li ci ëpp fa ñu juddoo seen fatxu fekku leen foofu parce que dañuy fu ñu toogee xam ni fii suuf si nooyul pour ñu am fi fatxu am fi li ñuy wut ci yàlla dañuy dem ci beneen suuf fu ñu dégg ne wala yaa nga fa ñu dem seeti ko fu ñu dégg ñu ne jaww jooju jawwu ijaaba la ñu dem seeti ko waaw loolu moo nekkoon mbir mi waaw moo tax yàlla ne wa ardullahi waasiatun suuf si yàlla si yaatu na ñun ñoo soxor rek ñun ñoo xamul ni ñuy doxalee rek waaw ñun ñoo xamul ni ñuy doxalee ñun ñoo soxor waaye suuf si billaahi ñëpp ku nekk mënoon ngaa am sa kër gu yaatu gu am piscine am lépp te kenn du sonn waaye c'est la règle du 20-80 80% des richesses du monde sont détenues par 20% des populations du monde loolu moom mooy affaire bi loolu moo toj àdduna kon yàlla
maandu na matal na joxe na waaye ñam jox pour ñu séddale ñoo yàq yëf ya waaw naj rek lañ def téye ko te loolu musiba la yàlla nañu yàlla dimbali. léegi kon muñ a ngoog yonent bi neen li tax góor ñi di ëpp aljanna nee na muñ kon loolu li muy jàngale tamit mooy góor gu dul muñ doo dem aljana de góor gu dul muñ doo dem aljana ku dul muñ sax doo dem aljana far te xolal déglul yàlla li mu wax ci fin wu aay bi innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaabin mu ne yàlla nee na ci aay bi am na ci jaam yoo xamante ni ñoom seen fay récompense yi leen yàlla di récompenser amul compteur ñu ne ko ñun ñan la mu ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaab mu ne les seuls yi nga xamante ni on les récompense sans compter ci biir aljanna mooy muñkat yi mooy lii mbóot mi moo tax muñkat yi ëpp aljanna parce que muñkat la muy am ci tuyaaba amul kenn ku mën a am tuyaaba yu tol noonu tey jii dañ naan la lii soo ko defee am téeméeri tuyaaba lii doo ko defee dem nga màkk junni yoon lii soo ko defee am nga lii soo ko defee def nga lii waaye muñkat alquran nee nañu muñkat amul limite no limite la xaw ma nu ñu koy waxatee amul limite daal amul limite tuyaabay muñkat amul limite moo tax jaamu yàlla yi gën a rëy ci kaw suuf bokk na ci muñ muñ waaw loolu nag seen maam ji nga xamante ni moom la ñuy njukkal di ko fàttaliku alxaaji Mouhamad Ndiéguène radiallahu anhu soxna Ami Dia mu baax ma yàlla na yàlla yokk leeram seen maam ju baax jooju mi wéyjur sëriñ Muniru dama dem ci moom ma waxtaan ak moom bés ndeysaan yàlla na yàlla yokk leeram jigéen ju sell ju baax ma ne ko maam ndax xam nga sama maam alaaji Mouhamad Ndiéguène mu ne ma mayuma sax ma àggal mu ne ma déedéet sama maam wëlu yu yàlla la te xam yàlla sax moo gën a yomb xam wëlu yu yàlla wax jooju ci moom laa ko njëkk a déggee waaw mu ne ma ndax wëlu yu yàlla dafa jeex ci yàlla wëlu yu yàlla dana mes ci yàlla moo tax mën nga ni jàkk ci yàlla te doo gis wëlu yu yàlla moo tax wëlu yu yàlla dañoo doy waar keroog ci loolu la ma ubbee ñu waxtaan wu gudd dañ ko enregistré waxtaan wu gudd lañu waxtaan ma ne ko waaw sama maam ban jikkoom moo gën a rëy ci ay jikkoom soxna Ami Dia mooy soxnaam de moo mujj ci moom maam Ami Dia ma ne ko alaaji Mouhamad Ndiéguène ban jikkoom moo gën a rëy ci ay jikkoom ci yow ba nga ko xamee ba tey mu ne ma daal sa maam jikkoom yëpp dafa tedd jikkoom yëpp dafa kawe sa maam loolu làmb ci moom rek da ngay ragal ni lool da ngay gis ni loolu rek ci loolu rek la nekk waaw soo làmbee tabeem wala nga làmb yiwam wala nga làmb jaamu yàllaam baa nga làmb mbaaxam baa nga làmb ni mu fonkee njaboot ni mu mënee dimbali njaboot ni mu maandoo ni mu amee njàmbaar am fit am dogu am pas-pas bëgg ndam ragal gàcce mu ne ma yii yëpp foo ci làmb sa maam rek mu ne ma sa maam montagne la ci gaynde la ca waaye mu ne ma man Ami Dia li ma gën a seetlu ci sa maam mu gën maa yéem ci moom mu ne mooy muñam waaw mu ne ma muñ mu ne ma sa maam ku mën a muñ la wallahi moo ma ko wax nii la ma ko waxee keroog te maam Ami Dia bariwul wax waaye mu ne ma sa maam ku mën a muñ la waaw mu ne ma sa maam ma ne ko mu ne ma ku mën a muñ la muñkat bu mag a ngoog mu ne ma sa maam li mu antan kenn antanu ko waaw mu ne ma sa maam ku mën a muñ la waaw billaahi ndeysaan bëggoon naa sax mu xóotal waaye nag ma gis ni mu soppeekoo ma xam ni mag kenn du ko pousse ba ci dernier retranchement loo am rek dalay doy ci ñoom ma ne ko waaw loolu lu ci topp mu ne ma sa maam ku bari sutura la waaw mu ne ma sa maam ku bari sutura la mu ne ma sa maam alaaj Moodu Ndiéguène ma ne ko laa béykat mu ne ma ku bari sutura la waaw bi ma demee ci jamono ci laa comprendre maam Ami Dia loolu mu doon junj li mu doon wax lu mu doon parce que maam alaaji 1890 la juddu faatu 1997 ah donc 17e siècle ci la juddu dox ci 19e siècle dugg ci ba 21e siècle 20e siècle ba dugg 21e siècle maam alaaji
li mu dajale ci ay génération kenn xamul nu mu toll Maam Alaaji xam na comme yow Racine ni ma la xamee mën laa mën a wax un sculpteur mu dessiné la yow Mouhamed Dia ni ma la xamee mën a wax ab dessinateur mu dessiné la Maam Alaaji noonu la xamee maam Sëñ Touba man moo ma décrire maam Sëñ Touba ba du ma daje woon ak moom ci mbedd France yi maam Sëñ Touba dinaa ko xàmmee man mii wax na ma détails yi yaramam bi yëpp ba ci sikkimam ba ci dentition ba ci kawaram ba ci teem ba ci kawaru loxoom yëpp wax na ma ko dama la bëgg a wax ne la xam na ko dafa xam maam Alaaji Malick comme ni ma la xamee yow Ndiogu Mbodj comme ni ma la xamee yow Khady Diop comme yow ni ma la xamee yow Mbenda Diop comme yow ni ma la xamee yow Tafsir Diop maam Alaaji dafa xam maam Alaaji Malick xam maam Sëñ Touba xam mag ñi ñëpp mag ñooñu ñëpp da leen a xàmmee leen xam leen ndax man moo ma décrire maam Alaaji Malick wax ma li mu daan solo wax ma ay tànkam ni mu meloon wax ma kanamam même sikkimam bu xar bi yëpp wax na ma ko billaahi ba tey jii su ma dajewoon ak maam Alaaji Malick léegi ci mbeddi Paris yii dinaa xam ni kii Maodo la waaw kon li ma bëgg a wax foofu mooy lan donc fekk na génération mag ña ñii wax mag ña ci ñun fekk na génération moom génération mooy ñi juddu 1890 ba 1900 jëm suuf kon ñi juddu après jarul wax te dund na ba 1997 kon loolu lu muy signifié mooy takk sëy bu ñu fi takk xam na ko doom ju fi juddu xam na ko sëy bu yëngatu xam na ko ku fi dee fekke na ko xam na ko lu xew ci njaboot yi xam na ko fekke na ko te boobu réew mi tollul nii mu toll àggul ci millions yi mu tolloon xam na dëkk bi yëpp billaahi amul kenn koo koy tudd ci mag ñi nekk ci réew mi wala habitant wu Sénégal te xamu ko Maam Alaaji ñëpp la xam kooku tudd rek mun laa kooku mooy baay diw wala kooku mooy maam diw wala kooku doomu diw la wala doomu baay diw la ñëpp laa la wax nag muy ci homme politique yi muy ci militaire yi muy ci tubaab yi fi nekkoon muy ci ñëpp la xam personnellement waaye sama maam Ami Dia nee na ma sama maam ku bari sutura la ma ne ko kii de du amul sutura xaw ma fu ñu jëm ndax fekk na lépp te say yëpp moo ko takk mooy defar diggante yi kon xam na lépp lu ci nekk lu ñuul waaye kenn musul gis mu toroxal kenn musul wuññi sutura benn jàmm moom daal moo ngi doon dund yaaman azaral jamil wa sataral xabix ca loolu la nekkoon ba yàlla jël ko 1997 kon loolu mbokk yi parenthèse la woon ñu barkeeloo ko ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène ci ñaari mbir benn bi muy muñam te billaahi wallaahi tallaahi man am naa lu ma ci xam jaam bii borom bàkkaar yu bari yii jàkkaarloo ak yéen am naa lu ma xam lu ma xam ci muñuk alxaaji Mouhamed Ndiéguène waaye am naa lu ma xam ci suturaam yàlla nañ ko yàlla fayal kon mbokk yi muñkat yi ñooy ëpp biir ñooy moo tax góor ñi ëpp ci biir aljana kon muñ dañ ko wér a ériger en institution ñun ñëpp nañuy góorgóorlu di muñ mbokk yi nañuy muñ àdduna neexul y a trop d'injustice te li lay naqari li ci ëpp ñi nga gën a jege ñoo la koy def waaye nañ muñ rek nañuy jéggale di jëlale di bàyyi muy jàll di def ndànk nañuy muñal xale yi nañuy muñal mag ñi nañu am patience nañuy def ndànk bu ñu gaaw a xuloo bu ñu gaaw a wax lu bon bu ñu meree bu ñu wax Cheikh Umarul Fouti sunu maam Cheikh Umar Fouti radiallahu anhu sunu soppe sunu sëriñ Cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu dafa wax ne mu ne mer mu ne day naan xel loolu bëggoon naa am ko ma ko bindal de en message en commentaire Cheikh Omar nee na mer la colère mu ne day phagocyté xel waaw la colère day phagocyté lucidité waaw lucidité c'est le terme la colère phagocyte dafay aspirer lucidité waaw moo tax muñ nañuy muñ ñun ñëpp nañ def ndànk dal waaw teey rek waaw li ci ëpp soo muñee rek mu sedd léeg-léeg sax ñu tooñ la nga dem ba gis ne war ngaa wax bàyyi rek mu jàll soo bàyyee ba suba rek doo xëyee suba rek da ngay gis ne da nga giif waaw sa xol dafay féex nga seet ñu baax wax ak ñoom nga seet ñu sell wootanteeg ñoom téléphone déglu waxtaan yu sell déglu zikkar yu sell bàyyi mu jàll parce que nit ñi doo leen toppee tamit dan lay rey de am na ñoo xamante ni seen àdduna yëpp blessé nit rek lañ dañ lay xas wala ñu lay gaaral wala ñu lay wax lu xamante ni soo ko déggee sa xol di waaj a dagg
waaw encaissel rek daal di dem jàllale ko zikkar wasifa wu neex lazim bu neex ah bu dee am nga soxna nga waxtaan ak moom waxtaan yu baax bu dee am nga xarit bu baax nga woo ko waxtaan ak moom waxtaan bu baax soo kii nga dugg ci YouTube bi déglu waxtaan zikkar yu neex wax yu sell yu ri yu yiw xool photo Madina xool photo Faas xool photo maam Alaaji ah yooyu dafa ay image la yoo xamante ni day dissiper day dissiper ci sa xol mer ñàkk muñ waaw kooku maa ngi bëgg mbokk yi nañu bàyyi xel loolu ndax muñ amatul de gis ngeen lii xew ci Sénégal yëpp wax naa leen ko keroog fii ci benn direct moo defoon ñàkk muñ rek la de ñàkk muñ la parce que gars yi fi ne nii dañoo rakkaaju ñoom ñëpp laa la wax ñoom ñëpp a dof fi mu ne nii ñëpp a rakkaaju te xam nga lan moo leen rakkaajuloo mooy les découvertes minières yi am Sénégal moo tax ñëpp rakkaaju dañuy wax pouvoir dëgg la pouvoir bi ci la mais am na ñoo xamante ni ñoom xam nañ du ñu àgg ca pouvoir ba waaye nag dañuy nekk ci wet gi lépp lu ruus ñu mën cee jël seen wàll ñii ay politiciens lañu ñii ay homme d'affaires lañu ñii ay sëriñ lañu am na sëriñ yu bëri seen coow ak homme d'affaires yu bëri seen coow ak politiciens yu bëri seen coow du dara parce que xam na ni réew mi dafa am ay richesses yu fa feeñ pétrole a nga fa gaz a nga fa or a nga fa zircon a nga fa am na yu raar yu feeñ ci réew mi léegi nag dañuy coow pour su ëllëgee même bu dee faluwuñu ko falu mën leen a sédd seen wàll ñàkk muñ la parce que nit doo xamee ni mënoo am lu la yàlla joxul nit mënoo am lu la yàlla jaxul nit mënoo ñàkk lu la yàlla xañul pas-pas bii doo ko amee jeex na laa hawla wala quwwata illa billah pexe ak doole amul fudul fa yàlla du jóge fudul fa yàlla ku am yàllaa la jox ku ñàkk yàllaa la xañ mais lii moo tax nit ñi jaay seen ngor dégg naa sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dañ ko wax ne ko diw de jaay na ngorom mu ne déedéet ñu ne ko déet moom li mu def kañ ko def jaay mu ne déedéet ngor kenn du ko am di ko jaay musu koo am ngor kenn du ko am di ko jaay waaw diw jaay na diineem nit kenn dina jaay sa diine waaw lii yàlla dencal nit ñi li ma leen wax ci lu baax ci lu neex ca aljana nga gis ko mën a jëndee ak caaxaan yii foy yii lopin de pouvoir yii ay baril de pétrole ay zircon ay or tax ngay ñuy rendi xale yi di dagg seeni awra di rendi jigéen ñi di rendi mag ñi di xotti nit ñi musiba mu nekk nga dégg ko violence bi nekk ci réew mi politiciens yi di taxaw di saagante suba ak ngoon guddi ak bëccëg di waxante lu bon fun toll di saaga njiitum réew sëriñ si di waxante lu bon xasante ku toog jël sa vidéo saaga sa morom delloo sa morom xas lu wax sa morom ni diw yéefar la diw safara la jëm di wax lu bon jeunesse bi ñàkk teggin di saaga ci Facebook di saaga ci YouTube di saaga ci groupe WhatsApp di ko ca wax di ko ca feeñal te yonent bi nee na amul ku indi lu gën a ñaaw yomal xiyaama nee na yonent nee na amul ku indi lu gën a ñaaw yomal xiyaama ci góor wala jigéen juy nettali la muy séq ak jabaram musiba mu rëy la waaye sëñ bi gars yi dañoo war a muñaat nañ def ndànk wallaahi laa la wax waxuma la xaw ma pétrole ba fan xaw ma fan mais Sénégal yëpp laa wax du nekk xase coow dugg ci yoo xamante ni kenn xamul lu mu doon ngir ay lopin de terre ak ay yu kenn xamul mais musiba mu rëy la nañu muñ man muñ gi daf ma intéressé waaw kay léegi nañ dem ndax suñ ko toppee fii la ñuy fanaan waaw léegi xanaa di ngeen ma laaj lan moo tax jigéen ñi ëpp safara jigéen ñi ëpp safara yonent bi nee na ñaar moo tax jigéen ñi ëpp safara noté leen ko ngeen bind ko message rapidement nee na ñaar moo tax jigéen ñi ëpp safara ñu ne ko bu njëkk bi mooy lan mu ne jigéen ñi dañoo bari lu ñuy móolu mooy maudire yàlla na yàlla xalak la yàlla na nga torox yàlla na nga nangam fu ñu jigéen du mere rek day móolu même léeg-léeg sa doom ji nga jur da ngay mer móolu ko koo romb ci mbedd bi su booxul ma diw su booxul ay waay diw yàlla na xal ko diw yonent bi nee na loolu mooy gën a tax jigéen ñi ëpp sawara mooy dañoo bari ay wax yu ñaaw dañoo bari móolu al lain mooy iblis dañoo bari lu ñuy móolu loolu nañ ko bàyyi xel waaw móolu baaxul mer rek wax lu bon mer rek ñaan mer rek naan yàlla na ko yàlla xalak yàlla na torox ak yàlla na kii yàlla na dajeeg sama mer ak yàlla nañu yàlla atte waaw
loolu dafa am solo de. deuxième bi waral jigéen ñi ëpp safara yonent bi nee na moom mooy jigéen day fàtte teraanga yonent bee ko wax de mu ne dañuy fàtte teraanga nee na li tax jigéen ñi ëpp sawara mooy jigéen tey jii da ngay ànd ak moom pendant 10 ans doo leen am benn problème benn bis nga benn juum rek mu fàtte lépp li nga ko defaloon ci lu baax yonent bi nee na lii moo tax jigéen ñi ñooy ëpp sawara waaw loolu nañ ko bàyyi xel donc nit loo mer bul fàtte teraanga démb bul fàtte démb da nga koy gis léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni dañuy am ak problème nit mais dan naan la sëñ bi pourtant kenn gënu ko dégg nga de ndeysaan ku borom xol bu rafet la ku yiw la ku baax la dañoo am problème rek waaye nit ku baax la jigéen ju baax noonu lay wax waaw yonent bi nee na bari na li tax jigéen ñi bari sawar mooy dañuy fàtte yiw góor gi alaaj Mouhamed Ndiéguène seen maam ju baax daraan wax ne léegi jigéen ñi mu ne ñaari mbuus la ñuy yor ci seen biir mais na mbuus mi dafa bënn nee na bi ci des nag dara nekku ca mbuus mu dëgër la saa ko waax yu njëkk yooyu la mu ne mbuus mu bënn mi ci lay def loo ko defal lu baax fa la koy def su ko defee loo ko defal lu baax day réer mu ne mbuus mu bënn ma nag loo ko tooñ loo ko wax loo ko def fa la koy dugal su ko defee su meree nag day làmb mbuus mu baax ma du fa fekk dara mbuus mu daan def lu bon la moom lay dajeel su ko defee mu ubbi ko tiim ko nag naan la yaa ma defoon lii yaa ma waxoon lii defoon nga ma lii waxoon nga ma lii yonent bi nee na bokk na ci lii tax jigéen ñi ëpp sawara yàlla nañ ci yàlla musal ok bu dee loolu leer na rek baax na donc tey dañoo bëggoon waxtaanee ñan ñoo ëpp aljanna ñu ne góor ñi ak ñi riche ñi ñàkk les pauvres te loolu jarul expliquer parce que yonent bi dafa xëy benn bis boo saaba yi ne leen kenn ku nekk li nga am na nga ko indi ñu toog tuuti rek Abu Hurayrata daal di indi bokk ab muusam Abu Hurayrata sax mooy borom muus mu ndaw mi mu indi muusam mu ndaw daal di ñëw toog am na ñoo xamante ni moom ca timis lañ ñëw ñii dàq seen i gétt ñii dàq seen i kii ñii indi seen i valise yonent bi ne leen gis ngeen Abu Hurayrata ni mu leen njëkkee fii ci man ndax am muusam mii rek moom la yilif noonu la leen di jiitoo aljana ndax kenn du séqi benn paa war a dugg aljana lu dul dërëm boo musa am di nga wax yàlla foo ko jëlee ak foo ko dépensé loolu gars yi war nañ ko bàyyi xel de wax nañu ñuy jiiñ ay milliards man daal jaaxal na ma dërëm bu nekk surtout milliards yi réew dërëm bu nekk kenn du jéggi benn paa aljana ba yowmal xiyaama yonenti neen lu dul dina la laaj dërëm boo am foo ko jëlee ak foo ko dépensé kon foo ko jëlee ak foo ko dépensé ñaar yooyu yëpp am na solo de waaw parce que léeg-léeg foo ko dépensé bi intéressé wul nit ñi tey ji am na sëriñ ñoo xamante ni doo indee 50 millions jox leen ko seeni yoon nekkul foo ko jëlee su yóbboo ngay jaay drogue bu yóbboo nga yor prostitution su yóbboo ngay taxawaalu su yóbboo ngay sàcc seeni yoon nekku ci waaw seen yoon nekkul foo ko jëlee annaa la ki haza déedéet seen loolu intéressé wu leen waaw am na ñoo xam ne tamit alal fuñ nuñ ko amee baax na musiba la yàlla nañu ci yàlla musal waaw kon gars yi nañ bàyyi xel loolu bu baax foo ko jëlee ak foo ko def dafa am solo waaw moo tax yonent nee na ñii ñàkk ñooy ëpp aljanna ak góor ñi ñen ñoo ëpp sawara mooy jigéen ñi ak riche yi leeral naa ko kon ku nekk li nga am say milliards say li nga am moom da nga ma ngoog waaw kay yonent bi ñu laaj ko ne ko waa lu tax góor ñi ëpp aljana mu ne góor ñi dañoo mën a muñ ay waaye nañu muñ yàlla nañu yàlla dimbali ci muñ yàlla nañu yàlla xiir ci muñ jamono bii ku muñul musiba am billaahi loo am alal loo am doole billaahi di nga gis yu naqar yoo xamante ni doo xam foo koy expliquer muñ rek maama laaj duñ ko waxaan ne ko muñ ba kañ mu ne muñ ba dee muñ ba kañ mu ne muñ ba dee jeex na parce que ku muñ ba dee àjjana nga jëm waxtaan wi bëgg naa ngeen tasaare ko de bëgg naa ngeen partager ko de ndax nit ñi dellu siwaat ci muñ partager leen ko tasaare leen ko jottali leen ko nit ñi na ko ñëpp yëg na ko ñëpp gis nañu xam ne aljana yonenti neen ña fay ëpp mooy muñkat yi góor ñaa fay ëpp te góor ñi li ko waral mooy dañoo mën a muñ
jigéen ñi ñooy ëpp sawara lan moo ko waral parce que jigéen ñi dañoo bari lu ñuy móolu mooy maudire en français waaw ñu ne ko ak lan mu ne tamit dañooy jigéen day fàtte teraanga loo ko defal ci lu baax rek fàtte na ko du mere rek da koy fàtte Cheikh Oumar Fouti nee na colère baaxul la colère phagocyte dafay pomper dafay dindi ba mu set dafay dissiper la lucidité non tax soo meree rek toogal soo meree noppil soo meree bàyyil ba suba soog a wax mën naa am balaa suba nga dégg lu la neex lu féexal sa xol waaw donc loolu leer na léegi nag ñu bala maa dem ci français bi ma tënk léegi rapidement pourquoi ma ne leen am na benn problématique bu nekk ci biir benn subtilité bu sew bu ci nekk ndax am na bis nit laaj ma ne jigéen ñi ñooy ëpp góor ñi ñooy ëpp aljana waaw kay waaye tamit am na keneen ku ma laajaat man la jigéen ñi ñooy ëpp aljana pour wax la ne la léeg-léeg am na ñu ci xalangu ci daanu moo tax waxtaan wi day am toujours ñaari wàll mooy wàll bii ak wàll bi ci des wàll bii mooy la règle mooy lan jigéen góor ñi ñoo ëpp aljana ak ñàkk yi les pauvres jigéen ñi ñoo ëpp sawara ak les riches waaye tamit thèse boo gis dafa am antithèse am li ñuy wax ci français le revers de la médaille qu'est-ce que je veux dire par là jigéen ñi ñooy ëpp aljana en même temps encore ci beneen wàll laaj leen ma lu tax lan moo tax jigéen ñi war a ëpp aljanna ndax dan ne déglu leen bu baax yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam jigéen góor gi gën a néewi jabar ci biir aljanna dina am 99 jabar lii moo tax gars yi moo tax doo amee benn jabar yam ci bañ a taxawaalu am nga 99 yow mi mel ni man nga xamante ni sa dara matul ci diine di nga am au moins 99 soxna rapidement ki gën a tuutile 99 jabar lay am te ñëpp ay uuru ayn lay am waaw kay léegi aljanna waxuma ñuy dugg aljanna ñëpp man dugguma foofu waaye dama ne am na 4 milliards 900 millions yoo xamante ni dañuy dugg aljanna sans yàlla xool seen dossier yàlla nañ ci yàlla boole 4 milliards 900 millions dinaa ci waxtaan loolu dinaa ci def waxtaan. waaw ma ne da ngeen ne sëñ Mor lu nekk moo koy wax dina am 4 milliards 900 millions yoo xamante ni ñoom directement àjjana la ñuy dugg kenn du xool seen dossier waaw kenn du xool seen dossier dañuy waaxu rek dugg aljana yàlla nañ ci yàlla boole mooy ñiy dugg aljana bila xisaabin wala iqaabin wala azabin yàlla nañ ci yàlla boole ndax yàlla ku mu xool am gis lu mu la duma maa la ko wax léegi yéen Racine li mathématicien nga Ndiogo mathématicien nga Mohamed Dia informaticien nga calculer leen léegi moyenne rek la ñuy def de du ce sera relatif jëlal 4 milliards 400 millions kenn ku ci nekk am 99 jabar xam nga loolu fi ne ni machine bi ko mën a calculer rek man gisaguma ko léegi 4 milliards 900 millions yi nga xam ne dañuy dugg àjjana ñoom te kenn du leen xool ñoom kenn ku ci nekk bu dee lu mu tuuti am nga 99 jabar kon jigéenu aljana yi ñoo ëpp góoru aljana yi allahu akbar ay waay jigéen ñi bëgg leen waay kontaan leen kon léegi heure boo leen déggatee ab ustaas buy tàng xol di wax ni góor ñi ñooy ëpp aljana na ngeen leen wax ne leen mais jigéen ñi ñooy ëpp aljana en même temps góor ñi ñooy ëpp aljana waaye jigéen ñi ñooy ëpp aljana ndax góor gu nekk di nga am lu mu tuuti 99 jabar ok jërë ngeen jëf mbokk yi yëf yaa ngoog sew baa ngoog tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla dimbali kon su la neexee nga ne góor ñi ñoo ëpp aljana su la neexee nga ne jigéen ñi ñoo ëpp aljana góor ñi ñoo ëpp aljana ndax lii waaye jigéen ñi ñoo ëpp aljana ndax jigéen ju nekk góor gu nekk dina am lu mu tuuti 99 jabar yàlla nañu yàlla dimbali donc dama koy résumer rapidement en français su ko defee mbokk yi ngeen mën a dugg ñu waxtaan même bu dee 10-20 minutes la incha allah ñu mën a discuter ensemble bokk waxtaan incha allah donc chers frères en Dieu, aujourd'hui on voudrait parler des proportions des gens du paradis. C'est-à-dire, on a voulu répondre à deux questions.
entre les hommes et les femmes qui seront les plus nombreux au paradis et qui seront les plus nombreux en enfer. Et la deuxième question, c'est quoi? Pourquoi les hommes ou les femmes seront les plus nombreux au paradis ou bien en enfer? La réponse est très, très, très simple. Le prophète nous apprend que la majorité des habitants du paradis seront des hommes. Et on a demandé au prophète pourquoi. Il a dit parce que les hommes sont très patients. C'est grâce à leur patience qu'ils seront majoritaires au paradis. Ça, c'est clair. Il a dit aussi, après les hommes, ceux qui vont suivre, c'est les pauvres. Donc les hommes et les pauvres seront les majoritaires au paradis. Les hommes et les pauvres selon les démunis, les indigents, ils seront les majoritaires au paradis. Pourquoi? Parce que les hommes, le prophète a dit que parce qu'ils ont ce qu'on appelle la patience, as-sabr, mouni. Pour les pauvres, ils auront moins de comptes à régler le jour du jugement dernier. C'est très simple que ça, aussi simple que ça. La deuxième catégorie concernant l'enfer, c'est que c'est les femmes qui seront majoritaires en enfer. Et on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourquoi les femmes seront majoritaires. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'elles seront majoritaires en enfer pour deux principales raisons. La première raison, c'est que les femmes maudissent très vite. Quand elles sont énervées, elles maudissent. Elles font des mauvaises prières. Elles maudissent leurs enfants. Elles maudissent les gens qu'elles voient dans la rue. Elles maudissent leurs maris. Elles maudissent les femmes. Elles maudissent trop. Donc, le fait de maudire beaucoup peut être une source, une raison de la supériorité des femmes au paradis. En enfer, je veux dire. La deuxième raison, il a dit, le prophète, il suffit de tous les bienfaits qu'elle a reçus de son mari. Que du fait que les femmes ont tendance souvent à oublier les bienfaits, les bonnes actions, les comportements de leur mari quand elles sont énervées. Donc, elles oublient rapidement. Parce que tu peux être avec une femme, gentil avec elle, correct avec elle, bienvenante, avenante avec elle, avenant avec elle, compréhensif avec elle. Il suffit de faire une petite erreur. Et souvent, les femmes ont tendance à oublier tout ce que tu as fait comme bonne chose pour elles. C'est la deuxième raison sur la supériorité des femmes au point de vue nombre en enfer. Comme disait Al-Hajj Mohammed Ndieguene radiyallahu anhu, les femmes, elles ont deux sacs. L'un des sacs, il est troué. Et c'est dans ce sac-là, qui est troué, qui est défectueux, qu'elles mettent toutes les bonnes actions venant de leur mari. Et l'autre sac qui est en bon état, ce sac-là, c'est ce sac-là dans lequel elles mettent les mauvaises actions. Donc quand elles sont énervées, qu'est-ce qui se passe? Elles cherchent dans le sac qui est défectueux et elles ne trouvent rien de bon pour leur mari. Et quand elles regardent le sac qui est en bon état, elles retrouvent toutes les mauvaises actions, les inattentions, les erreurs, les défauts, les tares, les manquements de leur mari. Donc, faisons attention à ces deux choses-là. Le fait de maudire très vite et rapidement et beaucoup, et le fait aussi d'oublier les bonnes actions dans des moments de bonheur et de paix. Donc, je voudrais seulement, avant de terminer, insister sur la patience. La patience n'existe plus chez nous. On n'est plus patient. On est énervé à longueur de journée. Dans les circulations, on est énervé. Dans le sport, on est énervé.
Dans les circulations, on est énervé. Dans les discussions, on est énervé. À la maison, on est énervé. Plus de patience. On tue pour une petite pièce à cause maintenant des découvertes minières au Sénégal. On tue, on mutile, on viole. Les gens ne sont plus patients. Ils oublient que personne ne peut avoir quelque chose que Allah ne lui a pas donné. Personne aussi ne peut perdre quelque chose que Allah lui a donné. Si on s'en tient à cette philosophie, cet enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, mais on est tranquille mon frère, on est tranquille ma soeur. On comprend le sens vraiment de la vie qui se résume en un seul mot, la patience. Il faut être patient, il faut être patient, il faut être patient. Donc mbokk yi foofu lañ bëggoon a yamale waxtaan wi dañ ko doon tënk en français ngir sunu doom yi njabootu Cheikh Diop gi sunu njaboot yi nekk Londres sunu njaboot yi nekk Belgique ñoom ñëpp tabarakallahu te léeg-léeg ñuy dajaloog ànd ak mbokk yi ngir ñu séddoo waxtaan yi séddoo xam-xam yi ñoom ñëpp tabarakallahu yàlla na yàlla barkeel leen dolli leen jàmm su ko defee incha allahu taala dañuy may mbokk yëpp képp koo xamante ni mën nga dugg incha allah bu dee am na question ñu répondre ku bëgg a barkeelu tamit ci li nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee macha allah ñu mën a ñu mën a participer tabarakallahu comme ni ñu ko bëggee ni ñu ko waxee comme ni ma leen ko waxee toujours fii espace de d'échange la de solidarité de partage waxtaan séddoo jokkoo njariñante ngir jëm yàlla tabarakallahu ngir lépp di yiw lépp di teraanga lépp di xéewal ñu bokk jariñoo ko fii ci àdduna jariñoo ko fee ci àllaaxira ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam texe dëkk ak moom ci aljanna yàlla nañ ko yàlla defal bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc ñoo ngi xaar mbokk yëpp képp ku ci mën a dugg waa Sénégal yi waa Londres yi waa Belgique yi waa Amérique yi waa Canada sunu mbokk yi fii Ibrahima Diop Mouhamed Racine képp ku mën a dugg rek incha allah ñu dugg ñu waxtaan tuuti bala ñuy tëj ñu ñaanlante comme ni ma leen ko waxee waxtaan wi am na solo du ñàkk parce que yàlla ak yonent bi rek la ñuy wax dëgg la waaye nag échange bi tamit daf ci xorom daal daf ci am solo pour wane toujours ne fa tabarakallahu lépp ci côté jariñante ak jariñoo rek la ndax kenn ku ci nekk ci ñun am na lu ko yàlla defal am na lu ko yàlla may am na lu ko yàlla xamal loo xamante ni mën na am nekkul ci sa morom su ko defee du tabarakallahu du échange amee rek jokkoo amee rek lépp feeñ lépp jariñu lépp ñëw ñun ñëpp ñu mën cee bokk muy teraanga di xéewal yàlla nañu yàlla boole dimbali bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dugg tabarakallahu yàlla na yàlla barkeel kon mbokk yi yëf yaa ngoog en attendant gaa yi dugg mu ñëw bokk tabarakallahu bismillah sëñ Maxtar
bismillah. Ahmed Tidiane radiyallahu anhu barke Alaaji Ahmed Baro barke Alaaji Muhammad Ndieguène radiyallahu taala yëpp kon max duggoon nga ba noppi duggoon nga bu baax waaw ay doo kii rek da ngay tàmbali nag ñu mën a kii bismillah. Donc ñoo ngi xaar question yi xaar remarque yi xaar suggestion yi xaar xalaat yi xaar tabarakallahu participation yi ci bépp façon ak bépp domaine ñëpp ku nekk mën nga barkeelu mën nga dugg incha allah soo duggee mën a joxe sa participation incha allahu taala gars yi duggoon nañ sànq xam naa ni waa salon bala waaw mais mën ngeen a duggaat incha allah ñu ngi leen di déglu mën ngeen a duggaat neex yàlla ñu ngi leen di déglu waaw bismillah. kon yëf yaa ngoog yàlla nañu yàlla dimbali saxal ñu ci muñ saxal ñu ci tabarakallahu alal ju lew alhamdulilah waaw asalaamaaleykum Ndieguène ñu ngi ziar bu baax. waaleykum salaam ñëpp a ngi leen di déglu. alhamdulilah ñu ngi fii ñu ngi fii ci Thiès Sénégal macha allah di suivre direct bi bu baax incha allah nekk ak ni feggoog suñu jëwriñ le coordinateur général di jëwriñ Mbaye Fall Ndiaye macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ak mbokk yëpp macha allah lii lañ ko doon defee jamono yi yëpp waaw di sant yàlla rek bu baax di la gërëm tamit bu baax ci taxawaay di ndokkeel cellule presse bu Paris boobu suñu mbokk yooyu Cheikh Ibrahim Diop mbokk mi Racine bi Mohamed Dia ak ñëpp soxna Ndeye Ndiaye soxna Khady Diop waaw fàttewuñu suñu yaay soxna Bint Dia ak suñu marraine suñu maam suñu lépp Adja Bint Adja Anta Touré ak waa France yëpp waaye nag di amal ziar exceptionnel bu particulier jëmee ko ci xalifa bi Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mounir Ndiéguène nga xam ne actuellement nii mu ngi foofu ca Paris nekk fa ak yéen ñu ngi koy ziar bu baax di ko dolli ñaanal yàlla dolli sago bi yàggal ko fi démb rek jot nañ ko muy amal cant ak ngërëm jëmee ko ci mbokk yëpp di dalalaat suñu xel yàlla mu ngi dolli sutura bu baax mu ngi nangu ñaan yi waaw alhamdulilah mu mel ni tamit sëriñ dañuy bëgg rek waaw am nañu tuuti ay jafe-jafe connexion waaye waxtaan bi déglu nañ ko waaw te xam nañ daal bu dee dañ ko bëgg a tënk mën ko tënk daal ni sunu woyuwaay ñun ñun jullit yi suñu référence nga xam ni mooy suñu idal muy Seyduna Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw su dee am na lum ñuy dénk mooy muñ mooy sutura waaw te tegal naa ni muñ sax soo ko yóbboo sax muñ mooy lépp waaw ndax bàkkaar bi nga xam ne ni mooy yóbbu nit foofu ñuy wax safara yàlla nañ fi yàlla musal bàkkaar lu ñuy muñ la
waaw bàkkaar lu ñuy muñ la donc su waxee muñ wax la waaye wax boo xam ne la bu bëri ay dégg-dégg la macha allah waaw surtout tamit soo gisee suñu borom subhanahu wa taala ni mu tënkee àdduna ci guddee ak bëccëg waaw nga xam ni àdduna lépp sutura la waaw waaye tamit àdduna lépp tànga la lépp sag la waaw loolu daal la ñu bëggoon a baakeeloo ci direct bi macha allah waaw rafet na. waaw waaye nag am na lu xew loo xam ne xëy nga dugg ba génn te duñ ci dugg wax dëgg yàlla waaw muy semaine internationale maam alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu nga xam ni mooy xut bu jamono mooy xawsu bi mooy loppool maam alaaji nga xam ni turam yi rek comme li nga wax jamono léegi waaw reetaan lu ñuy wax suur yi dafa manqué ci jamono waaye di nga gis visage bu benn jëmm waaye connexion bi moom problème yi fépp la macha allah ay nag kàddu yi moo ngi woon ci yoon de yaa ngi doon dugg fu baax fu am solo doon barkeelu ci sang bi alxaaji Mouhamed Ndiéguène ginnaaw ba nga defee résumé bu am solo boobu ci waxtaan wi ñu def ci aljanna macha allah yaa ngi doon dugg ci domaine bu am solo macha allah tabarakallahu donc soo mënee duggaat nga duggaat balaa ñuy tëj incha allah tabarakallahu yeneen mbokk yi tamit képp koo xamante ni mën nga dugg barkeelu nga dugg incha allah su ko defee mu gën a baax gën a neex comme ni ma leen ko waxee lépp participation la interaction la jokkoo la jariñante la tabarakallahu kontaan nañ bu baax ci dajaloo bi foofu te noonu nga koy defee maa ngi doon jot keroog macha allah mbokk yi ca Dakar tamit ñoom Baye Laye ak ñoom Yaxam ak ñoom El Hadj Mar ak ñoom Moussa Ndaw góor yàlla ñoom ñëpp ñoom it noonu lañ koy defee macha allah ci taxawaay bu rafet a rafet
ñoom it di góorgóorlu di yaatal liggéey bi di bokk di dégloondoo di jariñu di mongoog daal waaw di jariñu bu baax ñoom it ci liggéey bi ñoo ngi ñaan yàlla kenn ku ci nekk fa nga nekk la nga yëngatu yàlla na yàlla fay la tabarakallahu ñi nga xamante ni tamit bàyyi nañ seen yitte yëpp ngir ànd ak ñun ci guddi gi ànd ak ñun ci jamono bii macha allah ngir jëm yàlla ngir ñu mën a bokk xéwal yi kenn ku ci nekk yàlla na yàlla fay la yiw bi jaahi seydina moolana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam su ko defee